asalaamaaleykum waa HLM waa HLM 4A man maay Mame Ndoussou Faye délégué de quartier bi délégué de quartier HLM 4A maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan yàlla feebar bi fi nekk yàlla na ko yàlla yëkkati ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may wax ni que sensibilisation rek moo ñu war ñun délégué de quartier yépp kenn ku ci nekk nañu insister ci lavage des mains insister ci bañ a nekk mbooloo toog waxanteeg jeunes yi waxanteeg mag ñi kenn ku ci nekk jël sa précaution te xam ni feebar bi du caaxaan. waaw séddale bi dañuy jël benn ay mesures parce que dañu boole imam ñi nga personnes ressources yi délégué de quartier yi kii bi élus yi bàjjenu gox yi lépp loo ko kenn ku personne ressources yëpp yi nekk ci biir kii la ñu boole def ko benn commission def ko groupe boo xam ni bés bu kii bi amee bés bu séddale amee ñu jël ko ñoom ñooy def dispatching bi nga xamee ni moom moo war ndax jël nañu numéro kër yëpp xam nañu nombre de personnes yi donc dafay nekk liggéey boo xam ne préparé nañ ko dafay facile daal. bon éventuellement par famille la ñu bëgg am na nag jël nañu numéro kër yëpp nag mais kër yi dafa am yoo xam ne dafa am ay étages yu am 3 étages am kër yoo xam ni am na 2 étages am famille yoo xam ni ñaar lañu ci diggante bi ci biir kër yi mais bokkuñu njël donc loolu moo ñu nar a def loo xam ni daf ñuy xaw a ëpp suñu bopp tuuti ñu mën a xam ba xam fan la ñuy jaar pour satisfaire leen puisque ñoom ñëpp rek kenn ku ci nekk ñi ngi ci dans le besoin pour mën a dund bu kii ak kii bi ak maladie bi Covid 19 bi il faut que ñu aider les populations ndax bu dul dara sax dafa metti ci ñoom masantumaak bi ñu leen jëlee ab ba 20 heures ñu jël la denc la wàññi sa activité war nañ la fekk fi nga toog ak mesure d'accompagnement. man daal li may dénk population bi mooy nañu indi set nañu vigilant aussi puisque quartier boo xam ne vraiment enregistré wuñu dara dama bëgg ñu maintenir loolu di raxasu di bañ mbooloo yi lépp daal loo xam ne war nañu xam ne rek war na provoquer war na indi loo xam ne suñu xel dana jëf jiixi jaaxa ci feebar nañ ñu ci dimbali ngir yàlla lay war a suuli on a des jeunes yoo xam ne dañu leen préparer pour ñu ceinturer quartier bi pour rek éventuellement bañ loo xam ni regroupement wala leneen ak leneen ndax kii bi feebar bi metti na xëy na fii sax sentiruñ ko mais Covid 19 bi yóbbu na fitu ñëpp dañuy ñaan nag yàlla na ko yàlla teggi yàlla nañu yàlla suturaal ba fi mu toll nag mu yem fi. merci vraiment ñu ngi gërëm vraiment waa HLM Vision puisque dañ seen taxawaay ci biir mairie HLM gis nañ ko yéen a ngi couvrir HLM yëpp vraiment en tant que délégué de quartier maa ngi woo sama mbokku délégué de quartier yëpp ñu def sensibilisation dugg ci biir nit ñi wax ak nit ñi wax na leen ni kat bu ñu xeeb feebar bi fi nekk bu ñu ko xeeb ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di ñaan yàlla nag yàlla feebar bi am. xam naa li ma leen di dénk rek ci combat contre le Covid-19 corona bi mooy ñu gën a fagaru gën a respecter consignes yi nga xamante ne autorités médicales yi joxe nañ ko macha allah maanaam les 5 barrières mesures barrières nañ ko respecter bu baax parce que corona kat kenn umpalewul li mu def ci àdduna bi yëpp ñu ngi ñaan yàlla barki Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu mu ko def ci Sénégal ñëpp ñi nga xamante ne dañoo taw a tëdd te corona tëral leen yal na leen yàlla yëkkati te képp nga xamante ne dalagul la yàlla bu mu la dal di ñaan yàlla tamit suñu commune HLM bi nga xamante ne ñu ngi fi nekk corona duggagu fi yàlla bu mu fi dugg te bépp commune moo xam ne jot na faa dugg ci Sénégal gi yëpp yàlla na ko fa yàlla génnee yàlla may ñëpp tawfeex li ma leen di dénk rek maa ngi koy wax léegi mooy ñu respecter les consignes médicaux qui sont donnés par les autorités médicales parce que médecins yi ñoo xam li nga xam ne moo koy fànq maanaam di moytu dajaloo bi maanaam di fàggu ci seen set di rax ci seen loxo yi ba mu set di tichooli ci seen kudd yi di mouchoir bu nga xam ne utiliser nañ ko ba pare ñu mën ko dugal ci mbalit bi
bu ñu yëgee seen yaram tàng-tàng boo xamante ne jéggi na dayo te mosuñu ko woon kii ñu toog fa ñu toog ñu woo numéro yi nga xamante ne ministère de la santé joxe na ko te vraiment ñu moytu rassemblement yi ak lépp li nga xamante ne rek tere nañ ko ci di respecter distanciation sociale bi moytu dandante au moins 1 mètre bu dee groupe bi mënta ñàkk tamit ñuy ku nekk rek fexe sa moroom ak sa moroom 1 mètre daal di leen di séparer. HLM Vision ñoo ngi leen di gërëm macha allah taxawaay bi rafet na ci corona bi yëpp ak ci yeneen activités yëpp ñu ngi leen di gis ci internet bi macha allah di xool seeni reportage di leen di ñaanal rek yàlla na HLM Vision dem ca kanam macha allah am tamit taxawaay bu mucc ayib ci combat contre corona Covid 19 bi macha allah yéen HLM Vision ñoo ngi leen di ñaanal suñu monsieur le maire monsieur Pape Babacar Seck nga xam ne ñëpp kenn ëmpaliwul coono bi muy daj si rek ci HLM ak ci corona bi ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla defal ndam ci xeex bi defal ko conseil municipal bi yëpp nag parce que ba coow li tàmbalee rek maanaam dañoo dem def ay autorisation spéciale de recettes et de dépenses bind lu am maanaa ci suñu budget pour def ko ci xeex bi donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla may ndam may waa conseil municipal bi yëpp ndam may ko askanu Sénégal yëpp di gërëm ministère de la santé ak autorité sanitaire yëpp di leen defal un chapeau bas vraiment parce que gis nañ lépp li nga xamante ne def nañ ko macha allah. fii nag ñu ngi fi taxaw ci coronavirus bi di jël matuwaay yi nga xamante ne il faut xam nga ñun bu mu commencé dañu commencé defar suñu ay masques. am na ñenn ñi nga xamante ne dañ leen ci jaay mais tous les enfants ak suñu mag yi on leur a distribué ça pour ñu xam nga ñu taxaw ci feebar beeg yu demee noonu. Population bi xanaa ñu jéem a jël ay distance bañ a regroupé wu bañ a toog di naan ay attaaya ak yu demee noonu parce que am na ñoo xamante ne jusqu'à présent ils vivent ça tous les jours damay romb suñu koñ bi ci ginnaaw gis ñu regroupé wu ci café gi xam nga di partager seen verre yi ak yu demee noonu. loolu moo fi dañagul mais faire de sorte que yooyu ñu koy faral di ñàkk def daal. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy xool ak di nu déglu nu ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm delluwaat di leen fàttali sunu bopp lii nga xam ni moo fi am. di natt bu yàlla wàcce du ci Sénégal rek du ci Afrique ci àddina bi lépp la ko yàlla wàcce yàlla nag jàngoro ju mu wàcce rek dana indi saafara su ko defal waaye lii mu defal nag wàcc gi mu ko wàcc fépp ba nu gis ko du lenn lu mooy wu gën noo woon boppam ngir nu xam mooy kan te nu xam ñooy ñan xam ne yàlla kenn la mennum moom moo ko def bu doon benn réew rek la walla feneen waaye àddina bi yépp la kon nag dañoo war a toroxlu te delluwaat tuub te ñaan ci yàlla te it ñu topp ndigalal ñii nga xam ne ñoom la yàlla jagleel paj mi jagleel leen xam-xam bi ñoom li nu wax ñu di ko def lu mel ni nii nu leen woon ci misaal raxasu ba noppi fomp sunuy loxo diw ci sel bi moom la ñépp war di def bu nu ko defee ba noppi nag ñu toog ci sunuy kër nañu toog ci sunuy kër yàggatul yàlla jële ko fi bu ñu ñépp ñu toogee di toroxlu di ñaan ci yàlla danañu wuyu bu ko lamiñ yépp jooyee ñépp yuuxoondoo ko ñépp ñaanandoo ko yàlla danañu wuyu te danañu jéggal waaye nag ndimbal da ciy fekk loxol boroom docteur yi mën nañoo faj de yàllaa leen ko jagleel ba noppi nag ànd ca waaye ba mu leen a jagleel ba noppi ànd ca dafa am ay tegtal yu mu leen jox tegtal yi nag mooy yii nu ñu jox ñun ñu war koo nangu te bañ koo foye li ci gën a bari nag ci nit ñi dañoo yaakaar ni lii ay caaxaan la duy caaxaan de bu fekkoon Sénégal rek la nga mën a wax waaye monde bi yépp la àddina sépp la kon xam nañ ne duy caaxaan li nu sant nañu ko def yàlla gaaw ko fee jële yàlla nañu yàlla dolli sutura
yal nañu yàlla dolli xéewal yal na yàlla dolli wér gi nattu bi yal na ko fi yàlla jële bi jaa'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. di gërëm itam ñi nga xam ni ñoo ñëw jël si ko muy Télé HLM dëkk ak ñun fii ñu ràññee leen fiit ndax bët bu seen ñu gis leen ñuy julli si ci jumaa ji xam naa ni namm nañ ko waaye nañ ñaan ci yàlla mu jeex di gërëm waa HLM bu baax population bi yëpp ñu ngi leen di gërëm rawatina nag HLM rajo HLM bii ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla gën a yokk bi jaa'i rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. salaamaaleykum waa HLM maa ngi tudd Ndeye Mati Sarr bàjjenu gox HLM 4 accompagné ak sama chef de quartier Mame Lucie duggoon nañ léegi ci imam Sarr def na ñaan sensibiliser na ci coronavirus bi ñun tamit boobu ba léegi tooguñu ñu ngi dugg ci kër yi ñu ngi sensibiliser di communiquer di wax ak population bi di ñaan nit ñi nañu raxasu ba set jël gel bi def ci seen loxo fomp ak mouchoir sànni ko te toog ci seen kër yi su neexee yàlla dinañu dàkkal feebar bii mu dem ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñu toog ci biir kër yi surtout nañ toog ci biir kër yi c'est important restons chez nous pour sauver des vies fagaru moo gën faju je vous remercie. la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tahmilna ma la taqata lana bihi waghfir lana warhamna anta mawlana wansurna ala alqawmil kafirin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yàlla nangul yëkkati Sénégal bu baax te may ñu ci ndam ak boole mi jullit di jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amiin.